di dépression du ay caprice réalité la buy laal jigéen ñu bari ci seen quotidien mu dem ba mën a am ay répercussions ci seen santé mentale ci seen vie quotidienne seen vie familiale waaye itamit seen vie professionnelle dafay baax ñu def taxaw seetlu waxtaane ko ngir mën ko comprendre pour mën a soutenir ñi nga xam ne moom la dal ci loolu dama leen di nuyu mbokk téléspectateur Women First Media di leen ziar di leen dalal ci seen plateau et si on en parlait te di leen yëgal ne bis ni ki tey dañ ko reprendre di leen jox semaine bu nekk benn épisode di ko digtal ci kàllaamay wolof duma ci wéet dama ciy ànd ak Soxna Mbacke soxna maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo laataa ngay présenter suñu invité. maa ngi lay fay Fatou di kontaan di bokk ak yow plateau bi di nuyu téléspectateur yu Women First Media di kontaan saa su ne di leen digtal loo xamante ni daf leen di intéressé lu leen soxal tey nag ñuy waxtaanee li nga xamante ni moom moo di dépression tax ba ñu dalal ki nga xamante ni moom moo di docteur Habib Ndiaye nekk psychologue nekk assistant social nekk consultant waaye tamit nekk li nga xamante ni moom moo di formateur bëri ay casquette lool. Monsieur Habib wala docteur Habib maa ngi lay nuyu di la wax nga dal ak jàmm ci ce plateau et si on en parlait. merci soxna jërëjëf maa ngi lay fay di nuyu aussi Fatou di njëkke aussi ci nuyoo bi waa kër gi ñi ngànk télé bi ak mboolem spectateur ak téléspectatrice yi ñuy seetaan ci àdduna wërngal këpp. Bienvenue docteur, c'est un plaisir ñu recevoir la ci plateau bi. dinañ soxla waxtaan ak yow bu baax parce que bëgg nañ comprendre lan mooy dépression parce que dara soo ko comprendre wul dafay compliqué nga mën a assister ñu mu dal. donc ci loolu sama première question mooy lan mooy dépression boo ñu doon définiral dépression ci naka nga koy tënkee. dépression Fatou buñ ko buggee leeralal lan la mën nañ ko jàppee ci ni muy feeñee ci nit ki comme mën nañ ko leeral ci nasaxal yi muy def ci dundu ndaw si. comme jigéen ñi ñu tax di wax ndax bu ñu nee dépression xeetu xel mu jaxasoo la xel mu jaxasoo boo xam ne dafay ànd ak yëg-yëg ci yaramu nit ki ànd ak aussi ay effets négatifs ay jeexit ci ni nit ki doxalee digganteem ak moromam ak ni muy sàmmee wàllu dundam. cela veut dire quoi bu ñu nee dépression du rek comme lu mel ni benn góom la bu tag ci loxo wala benn xureeku bu nekk ci tànk xel may boolee jaxasoo ba nga xam ne. mandarga yi ëpp ci ñuy seetlu ci dépression daf ci bokk àdduna sàppi la bëggatoo dara la neexoon bu fekkoon ne soxna mii ku bëri jàmm la woon doon dem di doxi mbokk dootoo ko gis mu doxi mbokk bu fekkoon ku bëgg seetaan télé la gisatoo ko muy seetaan télé ak yu ni mel c'est-à-dire nit ki li ko gën a neex ci àdduna day jékki-jékki sàppi ko dootu ci sawar ñaareeli mandarga bi nga xam ne mun nañ ko wax ci dépression moo di li ci ëpp da lay indil trouble du sommeil say nelaw dafay jaxasoo soit nga nekk koo xam ne da ngay am hypersomnie maanaam da ngay nelaw ba mel ni ku naan ay somnifère te naanuloo dara. ñaareel ba trouble du sommeil mën na la indil ay insomnie yoo xam ne doo xam fu mu jógee boo demee aussi ci màndarga dépression da nga ciy gis nit ki léeg-léeg muy am ay sautes d'humeur maanaam naqari deret goo xam ne kenn xamul lan la mere ku la deful dara lu nit wax nga yuuxu tëb dal ci kaw nit ñi say. wala mu nekk koo xam ne dafay replier wu ci boppam tëju banque ba nga xam ne ñenn ñi da nga ci gis sax duñu lekk bu doy dañ leen di forcer lekk bi seen nelaw yàqu na sangu sax dinañ dem ba dootuñu koo def hygiène bi war ci ñoom dootuñu ko def donc bëri na ay xeetu mandarga yoo xam ne da nga koy seetlu ci nit ki nga xam ne kii kat dundam fi mu nekk nii mu ngi sooxe boo xam ne buñ ci jugul mën na ko jural ay musiba. ndax li nga xamante ni moo di dépression dafa am ay facettes yu bëri maanaam est-ce que dafa am ay dépression yu bokkul wala dépression benn dépression rek la. waaw ni muy yëbbee ci nit ki. di jax-jaxal àddunaam nasaxal xelam yëngal ko dañuy seet la ko waral dafa am ci dépression yi ay événements parce que dépression réaction la li ñuy wax dépression réactionnelle à une situation à un événement. bu ma jëlee par exemple ci jigéen ñi xam naa dinañ ci ñëw ci kanam léeg-léeg nga gis ndaw soo xam ne dafa def mu engagé woon ci sëy nekk ci ba ci yàgg sëy bi lënt muy vivre ay xeetu pression yoo xam ne mosu koo xalaat ci këru àdduna te boppam àttanu ko parce que loo gis rek ndax àttan nga ko wala àttanoo ko daf ci am solo pression boobu noonu mu bugg ko booleeg moom sàmm digganteem ak
partenaire am bi borom këram bëgg koo booleeg bu demee liggéeyi taxawaay ba ca war wane kanam koo xam ne moo ngi wér moo ngi def ba léeg-léeg day jékki-jékki bopp bi toj loolu benn la. mën na nekk jigéen boo xam ne aussi yàlla da ko dénkoon tuuti tànk liir ba dellu mooy li ñuy wax dépression réactionnelle à la suite d'un deuil périnatal maanaam nga am sa doom tuuti tànk benn semaine benn weer ñetti weer ak tuuti tànk daal boo xam ne xam nañ attachement bi nekk diggante ndey ak doom ja dellu ñuy wax la lu ñu lay wax gëmal yàlla dafa dellu mu ngi ci mu ngi ci gone yonenti yàlla Ibrahima ya ay dina ram waajuram loolu la ñuy wax pour dëfal la mais yow ci sa jëmmu bopp li nga xam ne da nga ko yàgg désiré yàgg koo bëgg nga jëflanteeg sa borom kër ba yàlla may la mu taq nga wasin ko ak ni wasin métier nga commencé koo tette nga jékki-jékki mu dem noo def mu am lu mu def ci yow. mën na nekk dépression boo xam ne aussi ca liggéeykaay ba nga ko jëlee parce que bu fekkee bërëbu liggéeykaay ba ngay nekk dafa am ay relation toxique yoo xam ne mayu la jàmm nga bugg ko booleeg surtout ci suñu configuration société sénégalaise bi nga xam ne dañ lay yenn lépp luy liggéey ci wàllu kër gi ak yar xare yeeg toppatoo mbiru borom kër gi nga bugg ko booleeg loolu mën na indi ay dépression donc dafa bëri ay anam yoo xam ne mën na jural ndaw si dépression. yan xeetu dépression moo am xam nga ñun buñ dee wax dépression di ko xeetal bu ñuy mesurer dañuy wax une dépression légère ou une dépression moyenne ou une dépression sévère lépp moo ngi ci ban niveau de perturbation la am ci sa dund nit ki mun na def une petite dépression boo xam ne saute d'humeur ñu xam ne kii kat affaire yi doxul mu ngi ñàngal ko yoonu bokk la ki nga xam ne dafa dem ba ay idée de mort sax ñu ngi koy habité parce que dépression mën na la yóbbee ba ci nga bëgg a xaru mën na la yóbbee ñenn ñi dañuy dem ba sàkk ay pexe di naani ay doom wala naani ay liquide wala jéem di dagg seen bopp jéem a rey seen bopp donc xeetu dépression yooyu yëpp benn ci baaxul parce que bu mu ci doon rek mu ngi yàq say mbir yow ci sa jëmmu bopp mu ngi yàq sa digganteeg nit ñi de telle sorte que bu ñu fexee ba am seetlu ci nit ñi ñu ko seqal ci ñi ñu dëkkal war nañ mun gaaw a xam ne kii kat am na loo xam ne doxul ci ay mbiram ñu mun koo jàppale bu fekkee ne dañ koy orienté ñu orienté ko bu fekkee ne dañuy toog wax ak moom parce que ça dépend du niveau de perturbation du fonctionnement social li ñuy wax fonctionnement social mooy li la may yow soxna nga mun a génn sa kër correctement ñëw ci bërëbu liggéeykaay bi liggéey correctement def li la war ñibbi correctement te doo fi nekk di sànnante ay xeer ci mbedd meeg di dàggasanteeg di xuloo xeex c'est un fonctionnement social normal parce que woo nga sa xarit jàmm santeeg moom woo nga sa couturier bi laaj ko fu ñaw bi toll chauffeur taxi bi nekkoo di dàgg santeeg moom loolu la ñuy wax fonctionnement social normal bien que nag teewul ci sa dund am na loo gis lu la naqari te géré nga ko am na lu ñu la wax lu la xuri te taxul nga tëb di mbëkk miir yeeg fàq garab yi loolu mooy réactivité normale à l'adversité yàlla bindul yemale nag am na loo xam ne bu dalee ñenn ñi ñu gérer am loo xam ne bu leen dalee beneen affaire la. li nga xamante ni moom moo di dépression ndax am na différence ak changement d'humeur. dépression. changement d'humeur ordinaire. ensemble xam nga nee nga ordinaire. dépression ensemble dafa am ay caractéristiques yu bari yu ko lal. mu bokk ci changement d'humeur mais le changement d'humeur boobu ci dépression c'est une humeur maussade c'est la tristesse. c'est la peur des fois c'est le sentiment d'inutilité maanaam jàpp ne yow sa dund gi sax dee sax a ko gën yu ni mel xam nga humeur bu mel noonu baaxul ci nit boo demee ba jàpp ne yow sa xol neexul da ngay bëgg a jooy te xamoo lu lay jooyloo da ngay jékki-jékki bënn say bët jooy banku kaay reer soxna nga ne suur naa kaay añ nga ne suur naa ku lay woo téléphone nga ne nii xool appel bi doo wuyu nangootoo dem fenn bokk la ki nga xam ne à cause d'un événement ou d'une situation particulière am na ñoo xam ne seen changement d'humeur comme sama benn moom nee na bu ñàkkee xaalis day naqari deret xam nga kooku nekkul dépression parce que xam na ne dafa ñàkk xaalis te borom kër te ñàkk xaalis wóoru ci borom kër muy naqari deret mais bokkul ak dépression changement d'humeur ça peut être dû à plusieurs choses et ça passe vite parce que c'est très éphémère. ñàkkul mu am ay traitement wala ay thérapie yoo xamante ne efficace nañ pour jàppale jigéen ñi nga xam ne dañoo amee dépression. waaw
am na ay xeetu traitement yoo xam ne boo demee ci psychologue yi wala ci psychiatre yi moom lañ lay proposer waaye comme ni ma ko waxee sànq bu ñu defee mesure du niveau de dépression souvent bu nekkee dépression légère la soxlawul médicament parce que foofu dama bëgg a leeral tuuti ne di jël ay doom ay comprimé comme yenn garab yi nga xam lu yi ñuy gis di jël ay doom pour mën a nelaw loolee dafa laaj nga am prescription parce que léeg-léeg ñàkk a nelaw bi aussi dafay indi une tension nerveuse boo xam ne da lay installer ci lu ñuy wax un cercle vicieux maanaam cycle yoon bu lënt la boo xam ne boo ci xesee bu dugg rek lënt lay tegale cercle vicieux boobu nag léeg-léeg suñu mbokk psychiatre yi nga xam ne ñoom ñoo am droit prescrire médicament mun nañ la prescrire yenn xeetu médicament yoo xam ne dafay baisser tension nerveuse bi nekk ci cerveau may la nga nelaw nga xam ne di nga gën a dal parce que nit ki ci ñetti pàcc yi ko séq maanaam jëmm ji la partie physique xel mi digganteem ak ay moromam boo nelawee nelaw yu doy nelaw yu dal mën na seral sa diggante mën na la may nga am ràññeet la ne man kat tension nerveuse bi nekkoon ci man wàcc na doo ko wax sax sa bopp de day wàcc nga ne man kat ni ma mel nii kat sama néeg bi ni mu ci war naa jug sax nga commencé nekkaat psychiatre yi nag ñoo am droit bind ordonnance ñoom ñoo am droit interné mais loolu souvent day nekk ci cas de dépression sévère yi nga xam ne nit ki dem nañ ba xam ne bu ñu ko bàyyee moom kese jëmm boppam boo moytu dina gaañ boppam wala mu gaañ keneen. bu fekkee ne ci ñun la ci psychologue yi ñun dañuy privilégier li ñuy wax les thérapies à court ou moyen terme mu nekk yoo xam ne dañ koy tënk ci domaine bi ñuy wax la psychothérapie nag xeetu jàppale la xeetu gunge la boo xam ne dañuy waxtaan ak yow. pour benn bi mu permettre la yow nga extérioriser li lay métti wax lan moo la neexul lan moo la naqari ak lan nga yaakaar ne moo la sonal ci biir waxtaan boobu ñuy waxtaan ak yow mun nañ ci gis ay yeneen indices yoo xam ne ñun ci la ñuy sukkandiku pour leeralal la yenn mbir yi ba pare psychothérapie boobu moo ñuy permettre ñu définir ak yow ay objectifs bokk na ci objectif yooyu xool sa schéma de pensée maanaam est-ce que soxna mi naka lañ ko waxee ci wolof am na benn expression bu ñuy wax bad science ki dafa bad science boo nee lii rek mu xalaatee ko fu ñaaw boo ko xoolee mu interpréter ko. xalaat bu ñaaw. dafa am xalaat bu ñaaw. njort bu ñaaw. ñaaw njort bu ëpp. suñu la xoolee nga ne moo kii sama bakken bi lay xool. wala sama nopp yu gudd yi lay xool. wala kii daf ma nii wala daf ma ñee wala sama yére bu rafet bi la ma iñaane loolu da lay sonal. mën nga bañ ñu xool la. nga ami bët di jàkkaarloog nit ñi ami seen bët di dajeeg yow donc schéma de pensée yi souvent. moom mooy nekk le nœud bi nga xam ne ñun ci la ñuy travailler ba nga xam ne li la faatu waxoon keroog te nga lokk munoo ko wonnaasu mu nekk sa dënn bi di kii ñu expliquer ne la faatu ba mu la koy wax da ngay dellu siwaat ci situation bi donc dañuy jël schéma de pensée bi delloo ko ci contexte bi def étayage ak yeneen xeeti doxalin ñu ñuy doxalin nit ki pour yee ko ci moom naka lay dundee liñ ko def ak liñ ko wax ak li mu yëg parce que mbir mi moo di information bi nga jot noo ko interprété bi nga ko interprété yan xalaat la dugal sa xel yenn xalaat yi bu duggee sa xel daf lay jural yenn émotion yooyu moo lay indi nga doxalee nenn ni te doxalin bi soit mu nekk am ay conséquences positives soit mu am ay conséquences négatives lépp foofu la nekk. dañu am des cadres d'analyse yoo xam ne ci anam yooyu la tënku maanaam li xew wala la xewoon wala li nga yaakaar ne moo xew. yan xalaat la indil bi mu indee xalaat yooyu yan yëg-yëg la jural yëg-yëg yooyu naka nga doxalee bu ci nekk nag ndax xalaat bi mu la jox xalaat bu positive la pensée positive la wala pensée négative émotion yi mu indi ndax émotion positive la joie gaieté wala émotion négative la peur tristesse bi émotion bi amee noo doxalee parce que tey jii soxna bu ñu jëlee màndarga faatu mun na ñibbi kër ga. salaamaaleykum na ngeen def Ramata Ibu yoo ko faatu chef de quartier indi na fi convocation mu ne turki jàmm convocation situation bi moo di wàcc nga fekk convocation ci kër gi sa xel ci lu muy dem man baadu maire bi ma doon dàgg santel mu di ma wax da ngay jaay gone gu réew dinaa la won ne dinaa la yóbbu ci yoon ñu wala mbaadu nga commencé spéculer
sa xel di dem ci lii sa xel di dem ci laa léeg-léeg doo gis dara donc ta pensée est activée et ça génère des émotions souvent tiit c'est la peur qui s'installe boo tiitee nooy doxale ñenn ñi buñ tiitee dañuy dal ñenn ñi buñ tiitee dañuy pët-pëti ñeneen ñi buñ tiitee dañuy daw donc en fonction de l'émotion ressentie dafa am nooy doxale ndax da ngay jël convocation bi calmement dem chef de quartier laaj ko wala da ngay jël convocation bi ne du ma ko laal faire comme si de rien n'était continuer di dem ak sa tiit voilà loolu yëpp cadre yu mel noonu la ñuy analyser yow lan moo xew ba indi la ci li nga nekk donc bu ma dellu see ci traitement yi muy wax bu fekkee nag da nga dem ci psychiatre bi moom am na ay jumtukaayam am na ay cadre d'analyse am yoo xam ne bu ko defee souvent li mu njëkk a def mooy calmer jëmm ji la partie physique le corps mooy indi yenn prescription yi mooy indi yenn internement yi pour nga reposer et tout ça ñoom ñu xam ni ñuy doxale mais ñun psychologue yi ñun on est dans l'approche psychothérapeutique nga xam ne ñun duñ bind ordonnance duñ joxe piqûre duñu hospitaliser li ñuy def ak yow mooy définir ay objectifs wax la ay xeetu doxalin joxe àpp gise nañ tey fii ak 2 semaines boo dajeek Fatou na nga ko nuyu bu la nuyuwul aussi xamal ne peut-être xelam moo toll noonu et cetera c'est-à-dire bokk na ci développer seuil de tolérance à l'incertitude et à l'adversité li ñuy gën di travailler ak nit ñi. da nga wax sànq ni ci wàllum docteur bi nga wax sànq maanaam wàllum psychologue yi ni lay fajee ak médecin bi li mu lay bindal. mais famille bi. des fois da ngay am li nga xamante ni moom moo di dépression wax nga ko sànq suicide bi bëri na si ñi wax ne 7 millions de personnes d'habitude dañuy am li nga xamante ni dañuy suicider wu ci li nga xamante ni moom moo di dépression. famille bi d'habitude bu fekkee da ngay isolé wu wala quelque chose comme ça dañuy wax ne kii dafa bañ nit wala dafa bon sama doom yëpp moom moo ci gën a bon melul nii melul naa xooluñu état d'esprit am fan la toll santé mentale am fan la toll loolu naka la famille yi mën a def pour repérer seen doom wala seen membre de la famille que kii dafa am dépression pour mën ko teel a aider. xam nga balaa ngaa mën a taxaw nit ki nga xam lu ko dal. La plupart des personnes dans les familles ne reconnaissent pas les troubles de santé mentale comme des choses sérieuses. ci biir askan wi ñu ci bëri ràññeetle wuñu lan mooy reewaande ak lan mooy koo xam ne xelam a ngi dem da ngay dégg ñuy wax ne diggante réew ak dof soriwul. moo indi expression olof bi ñu wax ne dafa réew ba dof. alors nit ki nga xam ne mbiri jamono dab na ko ba na saxal xelam ba doxalinam nekkatul doxalin bi ci war digganteem ak moromam digganteem ak ay am di jàmmam digganteem ak jëmm boppam sax kooke il faut que yow nga am seetlu dans nos familles nag dafa am des réalités yoo xam ne foog ñu dut ci baaraam parce que ñun nous sommes souvent intolérants à la différence. Intolérance à la différence moo di nanguwuñu keneen di doxalee neneen nanguwuñ kenn di gisee neneen ni ñu ne noonu la ñuy gisee rek noonu la ñëpp war a gisee donc on nous met des carcans on nous met des œillères ki nga xam ne doxaleewul noonu wala nekkul nekkin boobu noonu dañu war a seet lu tax ñàkkul ne am na lu ñu ko def te mënu koo wax am na lu muy dund te xamul lan la am na lu ko métti te mënu koo génne donc seetlu bi ci war ci biir famille bi la njëkkee bu seetlu boobu amee dinañ xam ne kii kat peut-être soxla na ko mu waxtaanal man personnellement ci sama pratique quand je reçois en cabinet il y a énormément de personnes yoo xam ne tu les reçois 2 fois maximum 3 fois ñu wax li nekk ci ñoom nga waxtaan ak ñoom leeralal leen après ñoom ñoo lay wone la franchement ça va beaucoup mieux bon léegi xam naa nu may doxalee gars yi li ma lay wax ni au cours 3 séances de 45 minutes alors que la structuration de la psychothérapie souvent c'est à partir de 4, 6 ou 8 séances pour mesurer les progrès mais da nga gis ñoo xam ne benn yoon sax am na ñoo xam ne man benn yoon laa leen recevoir bi ñu waxee lu leen métti wax yooyu noonu on a la séance a duré plus de 45 minutes souvent dans ces cas-là day jël 2 heures 2 heures yoo xam ne nit ki dafa soxla wax ak koo xam ne dina ko déy ay mbóotam te du ko génne. parce que bu ñu nee mbóot bu génnee rek dañ koy éliminer dañ koy écraser mbóot day des ci suuf. mbóot day làqatu nit ki bu la déyee ne lii sama mbóot la lee sama mbóot la ci xel mu dal xam ne moom mun na yebbi li ko naqar yëpp ci yow te doo ko wax
mooy confidentialité bi secret professionnel bi nga xam ne moom moo tënk suñu liggéey après da ngay gis mu féex parce que waxtaan nag koo xam ne déglu na ko bu baax xam na ne nit ki déglu na ko te du ko juger ak nu mu munti demee du ko étiqueter loolu rek day nekk yebbee ko li ñuy wax un problème posé est à moitié résolu. donc nañuy may xale yi nopp nañuy may jigéen ñi nopp rawatina xale yi jigéen yi dugg ci adolescence yi toll ci adolescence bëri na ci ñuy def des dépressions à l'adolescence yoo xam ne dañ leen di qualifier ne moom dafa réew léegi dafa bëri jikko dafa nii dafa naa mais dafa réew dafa bëri jikko yaa ngi koy agressé boo ko agressé xale bi day gën a replier wu parce que nous n'avons pas cette aptitude-là à communiquer nous n'avons pas cette aptitude-là à écouter ñun suñu société xale yi noppi toogal bàyyi li ngay def jóge fi fatt nga ma kese suñuy yar yépp ay interdiction la yaree wuñ ñu pour wax loo bëgg noo gisee naka nga ko xalaatee tey jii lan nga ma mën a wax lu bees et cetera de sorte que suñu yar la am góor ak jigéen dañuy gis koo xam ne day lot loo xam ne mu ngi xool papaam wala yaayam am des envies criminelles parce que mere na ko ci dara vous voyez que donc war nañu revoir nos rapports à l'intérieur des familles. des fois suñu ay choix sax ci wàllum jàng ak leneen li nga xamante ni moom moo di suñu ay parents ñoom ñoo koy définir donc ñun duñu déglu ci dara donc pour wax dëgg fonctionnement bi la rek on reproduit des modes de fonctionnement yoo xam ne ça ne marche pas. Quand le parent se projette dans la vie de son enfant. Le plus souvent day indi problème. Il y a beaucoup de parents dafa bëri ay parents yoo xam ne ñoom li nga xam ne jotuñ cee jot ci seen dund. moom la ñuy bëgg seen doom soxna jottali leen ko. dama bëggoon nekk médecin j'ai pas pu faire mes études en médecine ma viré nekk infirmier wala ingénieur informaticien quelque part mais soxna moom bu jàngul danaa pare foog mu doon médecin. Fatou foog mu doon gynécologue. Ce qui fait que day indi ay interférences les choix de vie. À un certain âge dañ ci war a discuter ak xale yi. parce que li gën a neex moo di ngay yépp gone gi leeralal ko ngay diisoo ak moom mais bu fekkee ne toujours directivité la souvent ça crée des problèmes bëri na fi ñoo xam ne jàng nañ ba am diplôme mais diplôme bi safu leen dara safu leen suukar safu leen xorom lu tax safu leen suukar safu leen xorom parce que c'est pas ce qu'ils voulaient c'est une directive parentale boo xam ne dañ leen ko imposer donc boo dellusee ci conditions yi nga xam ne jigéen ñaa ngi koy dund boo dellusee ci conditions yi nga xam ne jigéen ñaa ngi koy dund mu di njege marsi mu di femmes yi nga xam ne ñoo ngi au sein des ménages il faut revoir la qualité des rapports au sein de la famille parce que s'il y a des interactions toxiques rek mën na jural xeetu problème yu mel ni dépression. mais ñu bëri duñu ñeme affirmer wu parce que suñu société bi moom moo jël dépression def ko benn sujet tabou ku amee dépression ñoom dépression suñ ko xalaatee rek dañ naan kii dafa dof dafa lii léegi yow doo am fitu sax am na si ñoo xam ne duñu am fitu sax dem gisi ji psychologue yéen est-ce que jàpp ngeen ne ñi ngeen di gis ñooñu kese ñoo am dépression wala am na ñeneen ñu nekk ci kër yi ñu ñëwul. ñun buñ gisee benn. man de dama jàpp ne bu ma gisee benn. am na juróom benn wala juróom ñaar yoo xam ne gisuma leen sama xalaatu bopp. parce que da ngay waxtaan ak nit wala nga toog sax ci waxtaan ordinaire nga dégg ñu rapporter la loo xam ne tu sais que la personne dont on parle est en souffrance elle souffre mais on ne lui accorde pas de l'importance elle souffre mais dañ ko étiqueter. à la limite sax day vivre une stigmatisation au sein de la famille au lieu de lui tendre la main pour aider ko. dañu am na benn côté boo xam ne am naa ci yaakaar ci jamono yi ñu jëm moo di la question de la santé mentale communautaire. c'est-à-dire dañu war a waxtaanee wàllu wér-gi-yaram dans sa globalité ak xel mu dal wàllu wér-gi-yaram xel xaw ma ndax. j'appuie pour dire wér-gi-yaramu xel. parce que xel ki boppam mooy nit bu fekkee ne dans nos communautés. dans nos quartiers dans nos familles on ne sait pas ce que c'est mais ñi xam sama genre gi ñeneen ñi nañu jottali message bi ñu xam ne am na ay xeetu taxawaay yoo xam ne jëlal exemple boo xam ne liggéey naa ci lu yàgg suñu frères yeeg suñu sœurs yi nga xam ne dañoo jot a jël gaal yi dem
vivre fa des traumatismes terribles. naufragé ñu récupérer leen ñu nekk ay rescapés ñibbisi. mais bëri na ci ñoo xam ne biñ ñibbisee après un certain moment dañuy dugg ci dépression boo xam ne mooy li ñuy wax li koy lal mooy li ñuy wax trouble du stress post-traumatique. ñoo nekkoon ci koñ bi nekk ay mag ak rakk ñu diil ñu ne bon ñun daal foog ñu dem Espagne ñu yëg ci gaal gi man yow Ramata Ibou Papis ñu dem après suñ copain bi Moodu dee suñu kanam ñu yëkkati sànni ci géej gi astu dee suñu kanam ñu yëkkati sànni ci géej gi mais yow moo soo yéeg géej boo nekkee gonet Saalum wala gonet Bawol wala gonet Njàmbur boo xam ne moo soo yéeg géej yéeg dugg ci gaal gi dem ba ndox mi wër la rek problème la. loolu rek problème la ngay gis ay nit ñuy dee sa kanam xiif bëgg la rey mar bëgg la rey ñeneen dee sa kanam ñuy sànni. loolu boo ca génnee moo def moo am jeexital ci sa xel. te nit ñi dañuy ñëw ñu boole ci tegal leen bëtu yaa demoon wala ñun suñu takkaay ak suñu or yëpp jaay nañ ko jox la. indiwoo dara nga dellu si ñëw indiwoo dara. ak yeneen xeeti pression yoo. pression sociale. boo yu bëri dañuy pété les plombs. bokk na ci jafe-jafe yéen yi nga xam ne nii mu ngi ci biir Sénégal góor ak jigéen. ci pression sociale boobu noonu si lay taxaw sax ndax benn question la boo xamante ni dafa ñor li nga xamante ni moom moo di jigéen ñi d'habitude est-ce que pression bi ñu leen di teg socialement nga nekk toll benn âge bi ñu lay wax demal nga wuti jëkkër soo génnee ñu la koy xoolee diw sëy na diw nangam est-ce que xalaat boobu noonu amaguma jëkkër mënul nekk li nga xamante ni moom moo di dépression si nit ki. boo ko nangoo. soxna pression. da nga ne pression. lu jóge ci biti la. ñu yan la ko. boo ko nangoo mu yóbbee la lu ne. dama ne du olof mooy wax lu jot yomb. il faut que ngeen travailler affirmation de soi. jàngal jigéen ñi ñuy affirmer wu. dans nos sociétés dans nos communautés sénégalaises li fi am ci biir askan wi moo di jigéen bu tolloo benn âge bi dañoo séntu ci moom sëy waaw mais ñëpp mënuñ sëy te ba àdduna di tukki ñëpp du ñu sëy donc yow boo jëlee loolu def ko pression ba mu nasaxal sa gis-gis nasaxal sa dox-dox bu boobaa yow yaay perte pression bu nangu ko la ko teg sa papa sa xam sa bàjjan ak sa yumpaañ ñooñ ko waaye yow soxna man xanaa yéene woo ma turandoo ah sama jànq bi nag man damaa bëgg a làng et cetera ngeen ko bàjjan lu jot yomb parce que nag sëy ak sëy boo fi gaawantoo ba ne parax dugg ci oto bu yàqu noonu ngay gaawantoo ne parax cëppeelu génn ci wala nga des fa di tumuranke ak di torox affaire bi c'est pas sëy pour sëy mais c'est s'offrir les conditions de son épanouissement affaire bi loolu la lu jot yomb. fekk nga doxalee ko na nga ko war a doxalee. malheureusement société bi duñ ko comprendre noonu yow bu bëggee dëgg sax doo mën a dëgg sànq rek ñi ngi doon waxtaan ak kenn mu ne moom dem na ba léegi su dematee mariage bu jëlee ay photo du ko bëgg a publier parce que day bañ su ko publier rek nit yi dañ koy topp di koy ne lan ngay xaar. yaa ci war a topp lii et kooku est-ce que moo ngi en état de dépression mi ngi ci yoon bi wala loolu ba tey bokkul ak dara dépression. non bokkul ak dépression c'est juste une réactivité à l'information. Vous les communicants. Vous diffusez de l'information. Nous le public nous recevons l'information et nous le traitons mentalement information boobu moom laa la doon schématiser sànq situation bi moo di dañuy takk faatu. moom ak faatu ay xarit la ñu takk faatu mu publier ñu ne ko looy xaar. ñu takk soxna mu publier ñu ne ko looy xaar ñu takk Mamadou Ramata mu publier ñu ne ko looy xaar bu publier waatee ñu ne ko looy xaar donc répétition ñooy xaar yooyu moom ça dépend affaire bi option la. l'information que tu me donnes daf may neex ma jël amul mu njëriñ ma sànni ko fële c'est comme ça qu'on doit réagir la résistance c'est d'abord dans notre tête quelle que puisse être la pression extérieure parce que buñ ne la. yow kañ nga ci topp ak yooyu nga ne leen nga puuc yéen ak seen ŋaam yi yéen yàbbi leen ma ne leen yàbbi leen ma parce que aussi sa bis kañ la kañ nga ñuy indil bis bu rafet ak yooyu noonu yëpp mën na la Sénégal lañ nekk boo bëggee publier ba mu neex la sa xarit la da nga koy sargal publier c'était maintenant bu fekkee nag da nga ragal li nii di wax gis nga soxna boo sàgganee ba ñi ci biti yore seen télécommande
di duut di wax soxna capteel chaîne 1 nga dem chaîne 1 suba ñu ne soxna demal chaîne 7 nga dem chaîne 7 yow xamal ne yàqu nga. Ne vous laissez pas influencer par les avis et les opinions des gens parce que nag ñi ci biti seen yéene rek la ñuy wax ak seen bëgg-bëgg ñu ci bëri ñi lay wax ne ay kañ la sa bis sax bés boo xewlee duñ teew. duñ la jàppale. li nga xamante ni moom moo di organisation mondiale de la santé en 2023 dafa waxoon ne téeméeri ni di yoo jël juróom yi nekk ay mag wala yoo xamante ni ñi ngi ci diggante bi ñi ngi souffrir li nga xamante ni moom moo di dépression waaye jigéen ñi ñoom ñoo ci ëpp. loolu lan moo ko waral jigéen mentalam dafa suufee par rapport ak góor wala lan moo ko waral. jigéen a gën a dëgër góor ci mental ci sama gis-gisu bopp. jigéen moo gën a dëgër góor li am moo di condition yi jigéen ñi di dund buñ jëlee en Afrique au Sénégal sur le plan social et culturel lépp ci mbaggu jigéen ñi lañ ko teg boo amee kër na nga def nii boo amee kër na nga def naa boo amee jëkkër dee ko nii boo amee jëkkër dee ko naa say njëkk dee leen nii say goro dee leen naa xale bu góor bi ñu ko sant. muy daw dépense. demal uti xaalis indi. lu dañuy wax góor soxloolu muy rafet na bëri xaalis rek. na poche bi 10. mais yéen on vous impose un carcan des standards de beauté. boo leen ko nangoo musiba am na foofu beneen affaire la. à côté de ça on vous impose un paquet bien ficelé de conditions à remplir sur le plan comportemental sur le plan relationnel et cetera te nag wax ji soxna moo di yéen la ca paquet boobu li ci ëpp yéen a ko fa sol c'est vous qui définissez les règles des interactions entre femmes et hommes et qui les reproduisez à travers l'éducation exemple bu ndaw ñu wax pression bi nekk ci jigéen ñi boo fekkee da nga am ñaari frère ñu am seen néeg am seen douche intérieure yow nga nekk ak sa sœur Fatou ngeen am seen néeg seen douche intérieure yéen ñëpp ngeen war a xëy jàngi sa yaay ne soxna demal defar néegu ñoom Ibu raxas seen douche yaay fóot seen caleçon yaa leen defal lépp te ngeen bokk benn collège bi ngeen war a dem ñoom ñu nelaw ba seen taat tàng ñu jug direeku naan seen café yow entre temps tu t'es réveillé à 6h moins yaa ngi dang-dange qui fait ça c'est dans nos familles. Éducation bi d'abord da ngeen ne women first. Education first. Éducation bi d'abord parce que góor bi nga xam ne dañ ko yar ci toog croiser les bras lépp jigéen a ko koy defal kooku bu màggee bul am yaakaar mu yërëm jigéen wala mu xam coono bi jigéen di dak bul am yaakaar mu xam ko. beneen élément bi moo di maa ngi lay wax sànq sur le plan culturel et sur le plan social lan la ñuy wax na nga mun na nga nii na nga naa am na yoo xam ne àndul ak muñ olof day faral di wax ne ku nekk yaa xam say màtti la am na yoo xam ne àndul ak muñ dóor ay violence par exemple man mun ma ko cautionner gisuma lu tax ñu di koy cautionner wala di ko valider parce que bañ leen di maye dóor taxul woon pour mu neex moo taxul ay dóor ki saagaaka ay humiliation bokkul ci sëy léegi nag ngeen bëgg a supporter loolu dafa xaj ci bopp yëpp xajul ci bopp yëpp boo bàyyee loolu yéen entre femmes vous savez tellement vous faire du mal je suis désolé de le dire boo leen jógee pour def musiba c'est la catastrophe parce que il vous arrive entre femmes je dis entre femmes c'est la femme dans le ménage sa belle-sœur sa belle-mère et les voisines de faire de ces choses-là mais on se dit mais qu'est-ce qu'elles ont dans la tête ces femmes-là. Donc su ma comprendre jigéen mentalam kawe na mais liñ ko yan la attanu. liñ ko yen moo ëpp. dañ ko yen lu bari loo xam ne dafa ëpp parce que toutes les responsabilités on vous les renvoie aujourd'hui da ngeen di dem ci seen xew yi ngeen toog vous avez institutionnalisé que boo joxee junni après ñaari junni la ñuy joxe wala ñetti junni. man je dis ngeen teg ko fan. yaa ngi développé complexe ci Mamadou Ramata bi nga xam ne amul junni. doo ko bàyyi mu joxe 1000 francs mu jeex. mais foog nag moom parce qu'elle est sous pression sociale mu dem ne papis dama am urgence sama petit frère bi
dafa nii dem lay foofu benn lay boo xam ne pour Papis lebal ko benn 50 000 bu mu ñëw wecceeku 20 000 francs en billet de 1000 francs pour def jomba ñaaw ci xew bi joxe benn kii yoo noonu pour lan. Arrêtez de vous mettre dans des situations qui compromettent votre bien-être et votre équilibre. Affaire bi yéen la d'abord. xam naa ne temps bi mi ngi ñuy xoj sax mais amoon naa benn question par rapport ak réseaux sociaux yi parce que dépression bi dafa mel ni lu gën a yokk réseaux sociaux yi da nga gis ñoo xamante ni dañuy génn nga xam ne kii normal lu nekkul état normalam est-ce que réseaux sociaux yi tamit bokkul ci li nga xamante ni moom mooy yokk li nga xamante ni moom mooy dépression chez les femmes parce que dañ lay vendre loo xamante ni d'habitude nekkul loo xamante ni réalité la dañ lay vendre loo xamante ni illusion la donc est-ce que loolu bokkul ci li yokk dépression chez les femmes. Ce qui est virtuel ne devrait pas être notre vie. balaa ngay feeñtale dem nga sañse capp-cappal ñëw teew est-ce que boo paree ci télé bi di ngay sañse régulièrement wala déet lépp yow ni nga organiser sa dund réseaux sociaux yi ñu ci bëri ñu ci nekk daf leen permettre ñuy exprimer wu sans s'opposer la réaction directe d'une personne sauf bu fekkee da nga nekk en live ba pare y a une distance physique qui est là sa néeg ngay tëju tu es dans une zone de confort où tu peux te permettre tout. léeg-léeg da ngay gis yi nit ñi di def tu te dis que mais attends on est où on est sur quelle planète bu fekkee nag nit ki moo ngi jël réseau bi wala réseau yi jël laay fam bu ko taf foofu noonu mais entre le virtuel et la réalité il faut garder les pieds sur terre. Faut être réaliste. Les réseaux sociaux ne sont pas la vie. Ce sont des moyens de communication. Yéen a ma ko gën a xam yéen ñi nekk les spécialistes dans ce domaine-là bu fekkee nag da nga jël le moyen def ko la finalité de ta vie la porte est ouverte à tous les dérapages et à toutes les déstabilisations. dañu li ñuy wax éducation aux médias. Éducation aux médias dafa nekk lu fondamental vous savez ce que c'est li ñuy wax littératie médiatique. Notre capacité à utiliser, à comprendre et à utiliser les médias dafa nekk lu am importance. te loolee ay tokk nit yéen rek ko jàng quelques spécialistes rek ko jàng mais jàngal leen ni xamal leen parce que bu fekkee ne image rek nga jël yow sa live da nga ko taf ci benn image booy polisser ut sa naka la affaire bi tuddee seen lampe yooyu noonu. ring light. ut sa ring light dem jëndi papier peint yow sa néeg bi. sa néeg bi armoire bi benn bant baa nga xàppati ko weng sa laytaay yi yaa ngi ko weer na la ca angle ba mais fexe nga ba ci néeg bi nga ut fa benn papier peint mu nice teg sa ring light quand les gens te voient en live on pense que celle-là c'est une reine quelqu'un d'aisé alors que tu cherches la queue du diable pour te accrocher nax loo kenn nañ bàyyi nax suñu bopp restons authentiques jigéen ak góor ci yem rawatina jigéen il faut être authentique mais problème yi mu nekk ci confiance en soi madame. Confiance en soi di fàttali rek ni thème tay bi mooy dépression ñu invité ki nga xamante ni moom moo di docteur Habib Ndiaye nekk psychologue fàttali leen ko rek Fatou xam naa ne temps bi ñu ngi wax ne 5 minutes moom moo si des. bu fekkee am nga question boo war a poser. waaw pour terminer man dama koy laajte juste mu jox conseil jigéen ñi surtout jeune fille yi nekk ci kër yi di am yi ñuy dund te ñemewuñu génn wax ko parce que je pense que ñooñu soxla nañ ku leen tàllal loxo. parce que bu ñu fiyewoo ci société bi ñu nekk nii rek doo am fitu génn naan da ngay dem gis ci psychologue. parce que yéen da ngeen di xëy di wër noonu njëkkee ko ci ñi ngeen dendal boo xëyee di wër noonu foog nga gis noonu. dëgg la. La vie ce sont des options la vie. elle est faite d'options da ngay option positive. am vibe positive vibes mindset positif nga doxal positif boo defee négatif rek gis nga loo woo rek mu wuyu si la woykat ba doon wax ndongo loo gëm bu yàggee mu gëm loolu. loo woo mu wuyu si la ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay difficultés ay xat-xat la première chose à faire su fekkee ne mënuñ am une personne de confiance dans leur entourage proche nañ consulter les psychologues. Il y a des psychologues là à Dakar, il y a des cabinets de psychologie, il y a des gens comme moi qui offrent des séances gratuites de temps en temps, qui permettent à des gens de sortir du trou comme on dit et de reprendre un cycle de vie cohérent.
man damay toog ñu woo ma ne ma sa numéro maa ngi ko jëlee ci tel réseau social telle page Facebook wala affaire yooyu noonu wala dama doon wax naan diw je dis aux gens donnez mon numéro parce que as tuut la ci lu suñ borom may loo xam ne mën na la jëriñ mën na jëriñ keneen su ma ko gardé amal lu ma njëriñ lu ma ci mën a def ma def ko jaamu yàlla yi xettali ko ci dem donc tëju dafa am benn phénomène bu grave mooy bi nga wax affaire suicide xam nga suicide bi lu ëpp lu koy indi wéet ak naqar nit ki kenn du ko bàyyi mu wéet ak naqaram wéet ak naqar baaxul parce que dalay dugal ci cercle vicieux boobu nga xam ne moo lay yóbbee jusqu'à l'idée de mort. man fi may terminer rek sama dernière question mooy wàllum prévention ndax li nga xamante ni moom moo di dépression lu ñu mën a fànq la ba nga xamante ni du dal nit ki. waaw 90% des cas mën nga ko prévenir. parce que xam nga lu tax affaire bi du luy wàcc para bëm sa kaw processus la booy dugg soxna lu munul wéy bul ko may mu développé wu. da nga nekk ak koo xam ne day def yenn yu sew sewaan yi nga yaakaar ne mun na il faut mettre des limites dans la vie par rapport au naka lañ ko waxatee aux actions toxiques de ton entourage que ça soit collègue bi ngay liggéeyal ci bureau bi que ça soit le cousin ou la sœur bi nga dëkkal ci kër gi. prévention bu njëkk bi mooy cette prévention primordiale là anticiper sur l'apparition des facteurs de risque parce que facteurs de risque yi li ma koy wax c'est de l'information qu'on te donne que ton cerveau traite comme étant de l'information agressive mais tu n'es pas en mesure d'apporter la réponse appropriée nga nekk di ko war naa soog di échafauder ay plans yoo xam ne doo ci génn ba mu indil la yenn sooxa yi prévention secondaire bi moo di li nga xam ne moo ngi ci biir kër comme yi ñuy wax situation yi nga xam ne teew na nga régler ko ñun dañoo bëri nëpp-nëppal moo nëbal lépp donc bu fekkee ne def nga ci prévention primordiale bi anticiper prévention primaire bi nga régler situation yi prévention secondaire moo di consulter rapidement boo gisee loo xam ne doxul yow boo toogee faatu nga sentir ne temps tu n'es plus performante à la télé tu sens que boo waxee soxna wala boo waxee gramata yaa ngi énervé wu gratuitement ñëpp nee nañ da nga changer fais une pause et tu vas te reposer tu vas consulter dañu amul culture nag amuñu culture dem seeti psychologue loolu benn grand problème la fii Sénégal ñett yooyu bokkul ak prévention tertiaire bi nga xam ne kooku ça relève de notre niveau avec la disponibilité parce qu'il y a pas beaucoup de psychologues aussi il y a pas beaucoup de psychologues il n'y a pas beaucoup de psychiatres il y a certains qui sont formés qui s'en vont dama jotoon naa ay clients yoo xam dañu wax ne man damay woote diw dama ko woo ba sonn jotuma ko dama koy woo du ma wuyu dama koy message du ma wuyu dama woo diw finalement bi ma ko jotee daf ma jox rendez-vous dans 7 mois man munuma xaar li ma lay wax ne bàyyi nit ki muy dëgg bi ma ko waxee mu ne ma 7 mois man munuma xaar loolu man ko ok cette semaine je suis au bureau bu fekkee mën nga ñëw 8 heures parce que damay liggéey dama yor liggéeyu jàmbur mais dama ciy xaj-xajal li may def boo ñëwee 8 heures ñu waxtaan balaa naaj bee tàng 9 heures ñu xool naka la ñu doon après on s'organise pour les autres séances. donc affaire bi moo di prévention bi moo ngi njëkk ci seetlu yow loo xam ne mënul wëy. ci loo xam ne dalay gaañ arrêté ko teel. nga bañ a nag jéem a yem loo àttanul. arrêtons de vivre au-dessus de nos moyens. benn bi ci la yaa ngi wax dëkk bi amul xaalis dëkk bi amul xaalis mais ñu bëri ñuy wax dëkk bi amul xaalis c'est parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens li ngay tànn. te motoo bu yàggee day ne tàppet dagg nga dugg ci guuta nañ bàyyi xel ci loolu jërëjëf incha allah merci beaucoup docteur j'espère que lépp leer na waxtaan nañ fi lu am solo suñu thème tey moo doon la dépression chez les femmes waxtaan nañ ak docteur posé nañ ko suñu ay questions xamal nañu lu bari j'espère que aussi jële ngeen ci njëriñ bu bari soxna ma bàyyi la nga tàggatoo. merci beaucoup Fatou di la jaajëfal di jaajëfal docteur Habib wax ji leer na j'espère que li nga xamante ni moom moo di suñu ay téléspectateurs dinañ ci jëlee jàngat waaye tamit di leen fàttali ne dinañ fi ñëwaat semaine prochaine indil leen li nga xamante ni moom moo di et si on en parlait waxaat ci beneen thème boo xamante ni dafay yitteel li nga xamante ni moom moo di société bi. di kontaan di leen jaajëfal ba beneen incha allah. docteur Habib. merci beaucoup Fatou merci beaucoup Soxna. merci. di rafetlu aussi suñu téléspectateurs yi téléspectatrices yi ñuy suivre à travers le monde. di jaajëfal Women First Media. di wax ni ça a été un plaisir de partager le plateau avec vous. tout le plaisir. di ñaan lépp lu ñu fi wax mu nekk njëriñ ci askan wi ñëpp ñi ñuy déglu.
lu ci dëng nag ñu xam ne sama motadi rek la mais jubluwuñ ci lenn lu dul leeral ak bokk séddoog nit ñi li nga xam ne xam nañ ci as tuut di ñaan ñu gisewaat ci yeneeni émission yoo xam ne dina amal askan wi njëriñ rawatina suñu jigéen ñi. Merci docteur, merci Sokhna, merci à nos chers téléspectateurs. Di leen jaajëfal di leen jox dig daje semaine prochaine ci beneen numéro et si on en parlait.